C'est de 43 minutes. On va souhaiter un bon anniversaire à tous les natifs de ce jour di leen ñaanal jàmm ju sax dàq di xalaat di bëggee ñi nga xam ne ñu ngi ci hôpitaux yi di leen ñaanal ñu génn fa ni mu gën a gaawee ñi ci prison yi aussi ñu ngi leen di bëggee di leen ñaanal aussi ñu génn fa ni mu gën a gaawee et bravo à nos lions. Papa, bonsoir. Bonsoir Sophia Diatta, mbokki Sénégal téléspectateurs auditeurs Zik FM yi fan su gis-gis yi Mbaye Ngoné Fall soppe yi ak seen i invité jëmm yooyu nga xam ne àllarba dibéer bu sunu borom sàkk su waxtu wi jotee jeex na tàggoon nañu ak seen sago ngir gis-gis genn kër fukki poste téléviseur benn chaîne moom la ñu jàpp moom mooy seen TV alhamdulilah rabbil alamina Mbaye Ngoné Fall xeex na ba dimanche àllarba waxtu wi amul benn chaîne de télévision boo xam ne di nga ko xool fekk fa leneen luñ fa ñemee teg bañu ma tëkkalee langalee lay bañ bég lool nag ci réew mi di ñaanal sama sang ba Cheikh Mouhamadoul Habib Mbacké ibnu Sëriñ Abdoulahi borom dër bi rakk Serigne Cheikh Mbacké le lion Daaru Rahman Serigne Abdou Kandji soxna Maam Faati Kandji maa ngi leen nuyu di nuyu ñëpp waa Kandjeen Ndarame Kandjeen ñëpp maa ngi leen di nuyu fàttewuma kenn Sophia Diatta waaye nag sama sang ba nekk fële ca kaan ba le père général du trésor Ablaye Fall ndax membre la ci kaaf bay bayaar manal ko du ngoy soo demee ma nga fa mais toogul ma nga ca kaaf ma ngay siège ma nga fa tey incha allahu taala ci barke sëñ Touba Cheikh Ahmadou Khadim du ma jibar du ma seet du ma boxaaba du ma dara waaye coupe bi su soobee yàlla fii ci réew mi ak moom ñooy ànd moo coupe bi waaw fii ci biir réew mi ñoom ñooy ànd di ñaanal ñëpp ñii nag ay jëmm nañ yoo xam ne ku mel ne Nogoy Siis ma nga dëkk biir Sophia Diatta ku la bëgg la kii ni nga koy wax góor gi ismu nabi taggkatu rasulillahi alayhi salaatu wasalam aka laa bëgg kii saw turandoo la mi ngi tudd Sophie Ndiaye mi ngi dëkk Thiès ba Amadou Hayre Law la nekk kii Ousmane Diakhaté la tudd mi ngi dëkk Pout kii mi ngi tudd Awa Niang mi ngi dëkk Sicap kii mi ngi tudd Mame Diarra depuis Mbour Cheikh Omar Liberté 5 la dëkk kii Serigne Modou Diouf Parcelles Assainies Ndeye Kébé depuis Kaolack maa ngi koy nuyu di nuyu nag ki nga xam ne saa yu ma daree riig ma caméra yi rek dëkk diggante Suel ba ak Jagun dëkk ci buluf bi muy Papis Bodian ah Papis Bodian yow tamit diggante Suel Papis nitu faro la diggante non Sadio Mané na nga góorgóorlu bu baax a baax Sadio Mané ak Mbaye Niang ak Krépin Diatta kooku sa càmmiñ la waaw na nga wax ci moom bu baax a baax ñoom ñëpp lion yi ñoom ñëppay góorgóorlu waaw Sadio Mané waa ci mbànni Balante ci mbànni Biraso waa Tanaaf waa Bañeex waa Mali Fara waa Adéane ñëpp a ngi lay déglu fii mu ne ñëpp ñu ngi lay déglu coupe bi nag ci biir réew mi tey noo def ba ñu gagné da nga naan nan la réew mi def nan la sa waa koñ def nag waa koñ yow waa Caaroy du ma wax ban ak yow ni nga def du ma wax ban lieu waaye gis naa nu ne jàkk taabali jàmbur taabalu lan taabal du mu doon jaayee jën daw teg ko ci digg tali bi di fecc ci kaw ba taabal ja mokk rumbux nu fëkk boolu mango en kontaan nu fëkk boolu mango jàmbur jël bool bi di ko tëgg ba mu nuux ba lekk kontaante la rek garaawul defa mënoon ngaa génne fay yëpp nag foofa toj sama oto ba mu tas daay te dara non si dara kontaante rek yow noo def tey supporter bi sérieusement rek waaw ba ñu jëlee ndam li noo def ba nu kiiwee ak beneen moo njëkk a kii boobu damaa yuuxu sama kër fees nu bëgg a envahir kër gi ñu ne ma yaa wax ba ki démb ci télé bi ne 3-0 ya ba léegi barka borom Tuubaa ba sunu borom ne amin yaa wax loolu kii damaa bëgg Ablaye Fall ma nekk ca kaaf dégg nga moom laa bëgg mu indaale coupe bi ci biir réew mi bay bayaan manal Kodou Ngoy incha ci kontaan nañ ci yow bu baax a baax Père Mbaye Ngoné Fall su boobaa dinaa gis Marème Faye Sall waaw Sophia oui ma Marème Faye Sall laa wax ma su boobaa dinaa gis Papa xam nga keroog dañoo gagné mu woo ma naan ma léegi xanaa dinaa gis ma ni ko Papa man lu ma ci mën gis Marème Faye Sall ma ni ko dinaa ko gis di nga ko gis boo ko bëgg ma ni ko mën naa nekk rek bëgg xuloog man mais mën naa nekk ci laa mën a yem ak yow rek booy dem incha allah ñu yóbbaale ñu buñ fi bàyyi mais Sophia na table bi yëngu tey dañu kontaan Sénégal a gagné dina félicitations aux Lions et félicitations peuple Sénégal parce que tey wane nañu ñun ñëpp benn lañu comme li père wax ñëpp tëgg nañu léegi benn match moo ñu desee bu fi kenn di jéem a wax li ak lii ñun ñëpp nañu boole xol yi supporter Lions yi man nag benn message laay lancer les Lions jouer pour les anciens disparus ku si mel ni Bruno Metsu Jules François Bocandé Mansour Wade feu Ablaye Ndiaye bi nga xam ne c'était un international joué Gorée génn àdduna fan yi jouer leen pour ñoom et surtout Amady Thiam
ñoom tonton Guiabert. et surtout. Toumani Diallo. ñoom Toumani ñoom ñëpp et surtout jouer pour seen frère Khalidou Koulibaly bi ngeen xam ne dina souffrir ci banc de touche bi di vendredi bu neexee yàlla. parce que il pourra pas jouer. jouer pour Khalidou Koulibaly il a fait son métier def na liggéeyam. génn na am na jaune on l'encourage l'équipe ngir yàlla lenn rek ci des sampal leen ñu benn étoile sañu mayo sañu mayo yaa ngi ne dafa vide de amaguñu étoile te jox nañ leen ko dagal leen ñu ci étoile sañu xol kontaan ngeen kontaan Safia loolu am na tamit bégte ak nu ñu koy waxee ak naxar ñoo ànd dañu ñàkk sañu benn yaay ju baax boo xam ne dafa daan suivre émission bi ñu koy wax Tata Ndeye Fatou Ngom madame Mbaye dëkk ci HLM ñu koy wax dit jolie maman su ma fa demandé nuyu père nuyu la nuyu ñuy seetaan émission bi yëpp yal na ko yàlla mas tey la ko yàlla jël donc levée du corps bi demee 10h mosquée HLM 1 après 11h ñu suuli ko cimetière musulman de Yoff démb tamit demoon naa Popenguine dëkk bu ñuy wax Ndaayaan am nga ko père bu baax dugg fa ku ñuy wax mère Roxee Diagne ak jëkkëram tonton Idi Niang ak seen benn xarit Pape Ousmane Ndoye waa Ndaayaan dama dugg mu ñëwee dafa mel ni leneen a fa ñëw parce que ñëpp a kontaan bi may ne gis-gis ñu leen di nuyu yéen ñëpp léegi maa ngi nuyu sama doom tuuti ak maman Fifi ak Mona Lisa et puis di nuyu yëpp dañuy xabaabal tey Sénégal a gagné dafa dem fu mu demoon noonu nu tudd nga ni Ndaayaan foofu ñu baax waaw ñëpp a génn ci dëkk bi benn gis-gis ana père Mbaye nga ne ana ñëpp bi laay maa ngi leen di nuyu surtout sama yaay jooju j'étais trop fier content mais roqee joon bi may wax daf ma téye foog ne leneen la ma ne ko man la Benoît ndeysaan boutique bi dama dugg mu ne ma Benoît gis-gis ma xam ne gis-gis daal jolli na quoi di nuyu waa Ndaayaan yëpp ñoom Pierre Diouf ak ñëpp bonsoir chers téléspectateurs ñu ngi nuyu Sénégal yëpp di féliciter sénégalais yëpp di féliciter les Lions surtout pour mbégte bi 17 ans après parce que 2002 la ñu gëj a am joie bu toll nii tey Sénégal toj na ñëpp kontaan nañu génn nañu donc on félicite le peuple sénégalais parce que topp nañ ci di féliciter les Lions di leen wax ne encore il reste dernier virage bi ñu ngi leen di ñaan ñu indil ñu coupe bi ñu nit suñu côté dinañ ñaan après li ci des ñu bàyyi ko ci loxo suñu borom di nuyu membre association les racines de l'espoir yëpp ak bépp nit boo xamante ni namoon na Sophie Gueye ci plateau gis-gis di la nuyu ma chère. Le Faye So merci beaucoup d'être venu. Mohamed, comment vas-tu? waaw maa ngi ziar Sophie di la ziar. yaa ngi ci jàmm waaw maa ngi ci jàmm bu baax. naka kii bi victoire bi ndax kontaan bi quoi donc xam nga tey moom li may wax rek damay commencer di rafetlu invitation bi ci plateau gis-gis parce que gis-gis moom Benoît sànq mi ngi koy wax quoi moo saf sénégalais loolu la yàlla dogal donc tey boo gisee baat bi ni mu mel nii sax parce que gars yi dañu kontaan loo parce que équipe nationale Sophia wax na ko léegi 17 ans après man je me rappelle en 2002 bi lii di xew ñu nekk ci mbedd yi di yuuxu bu dul dara sax ni économie dëkk bi di doxee. marchand ambulant quart de finale la woon wala. waaw non 2002 finale la woon en fait doon nañ finale coupe d'Afrique yàlla defoon waaw ñu dajee Cameroun yàlla def yàlla weddi donc ren nag ñu sentir ni 2019 suñu bos la war a doon. donc ñuy ñaanal gaynde yi di féliciter aussi Aliou Cissé donc coach boo xam ne jàmbaar la di nuyu aussi famille Gueye yëpp donc jaar ba Kaolack dem Sessène sama tata Yacine Sène ñëw Grand Médine nuyu sama maam Ndeye Mangara bi nga xam ni sama yaay Khady Mbaye maa ngi leen di ziar ñoom ñëpp di souhaiter nag par anticipation sama jumeau Cheikh Bekay Fall mu nga xam ni le 18 juillet bi dafa war a def anniversaire et comme xam naa entre temps émission du am ci diggante bi ma daal di koy defaale kooku bu baax rek di wax ni. d'accord que mu commencé waay happy birthday à lui ayca kontaan nañ bu baax a baax di juste wax téléspectateurs yi qu'on a un souci avec le serveur donc tey xam naa da ngeen ñu seetaan ñu waxtaan j'espère que li ngeen di xalaat seen mbiri que dina am kenn ku toog ci plateau bi koo xam ne dina ko mën a génne donc c'est parti pour beneen numéro gis-gis ak beneen thème papa ma jox la ko baaxagul de. waaw jërëjëf Sophia Diatta fi mu ne ñu ngi dugg fu doy waar foo xam ne tey suñu waxalee yàlla dina am ñoo xam ne mën nañ caa ànd ak man waaye nag dina ci am ñoo xam ne ginnaaw waxi Père Mbaye Ngoné ab seetu la boo xam ne suñu seetoo gis ca seen bopp mën nañoo ëlbatiku dal sama kaw commencé sax ci jotaay bi ci plateau bi ñu ne démb ak bërki démb ñu ne ak càcc di vol ñu ne grossesse di ëmb ñu ne mensonge wax lu dul dëgg ñu ne mariage non désiré sax njaboot dugg cib sëy foo xam ne neexu la bugguloo ko ñu ne ay anti valeur loo xam ne bokkul ci sunu deret bokkul ci sunu cosaan bokkul ci sunu aada démb ak bërki démb ñu ko daan bañ ñu ne tey ñi koy def daal mel ne yëgaluñ ko seen yaram ba doon fëgg seen xottu bopp rek daal di romb wone ginnaaw muy njombe lu rëy loo xam ne daan na jar nit sol aw dàllam génn am réew génn
ñu naan ko gàddaay kenn dootu ko teg bët kenn dootu ko gis ñu ne lu mu def ne dafa sàcc ñu jiital ko indi ko ci digg mbooloo mi ci penc mi ay mbokkam ñëpp jóg taxaw ñëpp gis ko mu def lii muy loo xam ne tey moo ko tax a génn am réew booba la teg njéem ne àll fatal ma dugg am manding ba sunu jonni tey dellu si waatul ñu ne lan la ñu ne moom kat dafa sëy foo xam ne nee nañu waru faa sëy ñu ne lu tax ñu ne ndaxte baayam day muqaddam bu mag ndeyam di jullit ñu tarbiya moo xam muy taalibe cheikh moo xam muy kër gu mu mën a dëkk moo xam mu di murit moo xam muy atkan lu mu mën a bokk waaye daal ëlbatiku na dem dugg foo xam ne bëgguñu waaw bëgguñu waaw maanaam dem na sëy ba comme mu di jullit dem sëy ci chrétien waaw kooku ñaare du nga ko nangu su fekkente ne bu góor bi la nangu na lu mu sëy ak chrétien bu jigéen bi pour xëcc ko indi ko ci biiram waaye su fekkente ne bu jigéen bi la su ko defee ñaare daan nanu dogoo ak moom ñaare su doon Kajoor la ak Bawol ak Siin ak Saalum ñaare dogoo daan na ca am mais su dee bu góor bi la mën na koo jël denc ko ndax lu mu yàgg-yàgg mën na koo dëpp d'accord am na tamit yeneen cas bu dul mariage déedéet du mariage donc ñu la ñu ëlbatiku kii def njombe lu rëy ba caabi féete ko ginnaaw mu dugg tëdd ñetti at ñeenti at juróomi at daal di génn mu génn aw askanam dogoo ak moom ndax duggin wa mooy ñaaw duggin wa am na nu mu cay duggee nu xam ne dogalu sunu borom la moom moo ko waaw yàlla ñëw na kii daf caa dugg su tëddutoon foofu dina tëdd feneen waaye kii dafa def njombe lu rëy loo xam ne ci teeyu bakkanam loo xam ne ba jamono sosoo ak léegi askan wu ko mës a def di nga génn am réew nga génn nga dugg ñu dogoo ak yow ca loola su doon bu njëkk ba soo dee jigéen soo waxaalee kenn du la jaay soo demee ca teen ba soo rootee kenn du la yen waaw ñëpp lay ba doon lay toñ loolu na ni wax toñ waaw toñ waaw ñëpp lay ba toñ nga soo rootee nit dootu la yen su ñuy wax ba nga ñëw ñëpp jóg daal di tasaaroo nit dootul ñamee taxaw ak yow loolu lan la nit daan def ba ñu def ko noonu njombe la nit daan def maanaam dugal seen dara mukk ci àdduna ndax doon naan lii ci këru àdduna dinañ ko diaboliser ba nga xam ne keneen du ko ñeme waaw mais léegi lu pire loolu mi ngi am borom di génn gën laa rafet gën laa rafetu oto gën laa rafet kër di daagu génn sax ëpp la ab xaalis ba yow dootoo ko ñemee wax dootoo ko ñemee tudd waaw jamono moo soppeeku tegtal yi sëriñ si joxe woon yëpp nañ mujj gi jamono dinañ ci teg sunu bët ñu ngi ci fii mu ne ñu ngi ci tembe di xool di ko gis jaxran di ci teg bët jaxran bis bu nekk nu banaliser ko ñun ñi koy def dëgg la Ben waaw Sophia muy thème boo xam ne man je dirais que dañu nekk Sénégal dëkk boo xam ne des fois da ngay dem ba doo xam ndax gëm nañu yàlla wala ndax dañu topp seen bëgg-bëgg wala ndax dañu bëgg lu ñaaw des fois je me pose cette question parce que loo gis ci àdduna rek kenn moo am droit condamner juger te bu ñu gëmee yàlla yàlla kese la mais dama dégg ay yoo xam ne je ne peux pas imaginer que mi ngi am réew bi ba léegi parce que des fois di nga gis comme li ñuy wax damay ne peut-être ndogalu yàlla la du ndogalu yàlla wala sa bëggeel la waruñu tax famille banaliser ci loolu mi ma jël benn exemple bu njëkk mooy cas de grossesse une femme jigéen amagul jëkkër ëmb waa këram banaliser ko boo génnee ci biti ñuy wax sa ginnaaw et je trouve que loolu dafa nekk loo xam ne dafa ñaaw dafa nekk loo xam ne je dirais même sa parents yi la abandonné ak sa famille yi la abandonné ils sont pas responsables pour moi parce que nit nga ku nekk am na loo xam ne du ma ne yàlla moo ne di nga fa jaar parce que du ma ne lu bon yàlla moo ne di nga fa jaar mais peut-être def nga ko peut-être malgré toi di nga rëccu mais société bi du la ci jàppale. le contraire société bi daf la waroon indiwaat dugalaat la ci ñoom nga bokk ak ñoom mooy le cas sàcc bi ñuy wax y a des choses yoo xam ne ki ma mënul baal man mu tey ko rey nit kooku mënuma la baal
mais sàcc boo xoolee dañ ko war a indiwaat bu génnee moo tax ma ne la dans les pays européens les pays yi nga xam ne ñoom xam nañu lan mooy nit ñoom xam nañu lan mooy valeur nit booy génn même au niveau de la prison après dëkk bi gouvernement bi day teg ay plans yoo xam ne dañ lay réinsérer waat ci société bi moo am programme boo xam ne tu vas suivre ça mais fii bu Benoît sàccoon tey ñu tëj ma suba su ma taxawee sama buntu kër ñii ñëpp génn gis nga ko de moom lañ fi tëjoon temps yi nga dem ñu bind ko nga dem ci net bi ñu bind Benoît jàpp nañ ko lii ak lii ak lii ak lii tu vas avoir 1400 milliards de vues ñu ne Benoît jël na benn prix feneen ils vont même pas regarder ça benn vue nga ko fay gis donc nga xam ne ñun tamit suñu société on n'est pas prêt pour développer si ay ay valeurs yoo xam ne c'est banalisé ou bien c'est pas banalisé man du ma juger kenn laa xam ne mun naa toog te mënuma leen juger sax mooy ñi nga xam ne man maa leen jur je peux leur juger te mënuma ko yàlla rek moo leen mën a juger pour te donner un exemple et sànq je crois que dama la expliquer lu tax au Sénégal tu vois des jeunes filles yoo xam ne dañuy bëgg a marier seen parents yi privé leen mariage bi. c'est-à-dire. ne leen yow joxe nga benn exemple que dama bëgg a sëy ak koo xam ne bokkuñu religion une dame ñu ne ko non doo mën a sëy ak diw parce que bokku leen religion mu ànd ak parents yi di màgget dem ba dootul amati temps bi nga xam ne mi ngi réfléchir ndax bu gën a am doom mais cette dame là man je peux donner l'autorité mu toog ne am na dame yi koy wax Sénégal yu bari ne kat man samay parents bañal nañ ma lii et je veux avoir un enfant naka laay def su boobaa day am question boo xam ne ndax bu demee ëmba toujours parents yi dañ koy rejeté waat wala ndax parents yi su boobaa dinañ accepter ak ëmbam. wala accepter mariage boobu. wala accepter mariage boobu donc su boobaa parents yi lan la ñuy def dañuy accepter mariage bi wala dañuy accepter ëmb wala dañ koy banaliser ba pare dàq ko et su boobaa seen faute lay doon parce que ñoom ñoo jël loo xam ne yàlla bi muy sàkk dafa sàkk mbindeef yàlla bi muy sàkk waxul kii ak kii ak kii ak kii ak kii mënuñu sëy yàlla bind ko ci benn téere alxuraan et ça existe toujours au Sénégal moo tax ma ne ñun lan la ñu gëm soit dañuy mun gëm ne yàlla moo am yàlla moo ñu jur yàlla moo jur Benoît yàlla moo jur géwël yàlla moo jur tëgg yàlla moo jur bandenka yàlla moo jur yëpp ñun ñëpp ci yàlla la ñuy mujjee ñu jël sañu bopp jox ko yàlla ñu bàyyi li ci des nit ñi gérer ko en tant que être humain mais on ne peut pas être là di may wax yii man pour man ay futilité ay anti valeur bi bokkul sañu famille boo demee diw sëy ak kii wàccee nga sañu doole famille mais kooku di dem takki kooku mais kooku xanaa du nit wala nit ñi dafa am différence boo xam ne dañu am ci sañu société je veux savoir cette question parce que mënuma gëm ne ñun ñëpp ci yàlla lañ jógee ci yàlla la ñuy dellu ñu bëgg a mën a diw bi bu demee sëy ak famille bale dañuy wàccee seen valeur parce que bokkuñu li nga xam ne moom la ñu waroon bokk mais attendez on est dans quel monde bokkuñu religion non c'est pas un débat de religion man foofu laa wax de c'est pas un débat de religion foofu laa waxuma débat de religion bi sax débat de religion bi caste mu ngi fi leneen ak leneen débat de religion da ngay leeral caste ndax am na ay sëriñ yu ñuy seetaan dégul caste mooy diggante kii géwél la kii ñeeño la kii tëgg la lool na ni wax caste ma ne papa des fois nga nekk ci société ngeen bokk même religion waaw sa papa ak sa yaay ne duñu sëy mais moom wax na ko des fois nga nekk des fois ma nekk géwél ma bëgg a takk géwél tudduma fi géwél de non dama jox ma wax géwél dama joxe exemple dama ne des fois waaw religion laa wax non bu góor ba ak bu jigéen moo tax ñu ne la di nga gis ñaar ñu bokk religion parents yi opposé ne duñ leen may en mariage parce que yow tëgg nga wala yow lii nga te loolu fan lañ ko bind sañu téere moo tax ma ne mu di kastak mu di géwal ak mu di maaboog mu di jur kerkeer mu di loo munti xam ci àdduna yàlla waxul fenn ci këru àdduna ñaari nit ñi mënuñu sëy kooku dama bëgg mu leer beneen problème bi dañuy ne un musulman mun na takk une chrétienne pour ñu sëy bu góor ba waaw ma ànd si waaw mais y a des femmes yoo xam ne sont des musulmanes dem nañu sëy ak ki nga xam ne bokkuñu religion dama leen koy accepter parce que seen point de vue la
li ci des yàllaa ko moom. léegi doom ya say juddu sunu demee ci daal di topp weneen waaso nag. yàlla nee na. ku nekk doom ya say juddu sunu toppee weneen waaso. yàlla nee na ku nekk sàmbal sa religion bàyyi religion keneen ki. yàlla rek a xam. waaw lakum diinukum wala diini. ma ne d'accord yàlla rek a xam. on avance un peu c'est vraiment pas le thème par rapport ak li ñu bëgg waxtaane. on va avancer un peu c'est juste un exemple bu père joxe te dañ si bëgguñu ci attardé aussi donc Sophie dañ lay jox parole bi nga ñëw ci yeneen fànn yi gis nañ fi li benn wax sànq parce que bokkul suñu culture aussi nga jël grossesse te nekkuloo ci buum te am na jigéen yoo xam ne dem nañ ba léegi ñu ngi waaj a atteindre ménopause te mënuñoo sëy li ko waral bëri na am na ci ñoo xam ne dañuy décider dem def ay doom bokkul aussi ci valeurs yi nga xam ne moom la ñu inculquer en tant que sénégalais mais am nañu ko bëgg am nañu ko xalaat mais mënuñu ko def parce que am na ñoo xam ne loolu xalaatuñ ko seen famille benn nee na moom la mën na ko concevoir mais père moi j'en suis sûre que loolu xalaatu ko ci àddinaam. exact en fait problème bi mooy li ñu énuméré bëri na par rapport à li ñu wax ba pare xam nga dañ si teg anti valeur te. bu ñu ne anti valeur rek mooy maanaam du lu baax tey boo jaaree ci sàcc jaar ci grossesse bi nga xam ne moom la ñu wax léegi ba war a mën a dem ci ay mariage non désiré donc man tey bu ma doon dinaa ko terminer bu ma doon dugal sax tey du ma ci sax boole mariage non désiré mais avant loolu il faut noter que ne man damay wax ne àdduna toujours nit di nga dem ba nekk ci yenn situation yoo xam ne circonstance de la vie dina ne jamet sa kanam te doo xam nan ngay def waxuma ki nga xamante ni parce que bu ñu ne banaliser nit di nga jëf dara ba pare banaliser ko mooy ne yaa ngi def dara mu leer na la ne lii ngay def baaxul nga continuer ko et tu as le choix je répète de retourner certains n'ont pas le choix te pourtant luy bon na mais amoo choix xam nga bu ma ne amoo choix mooy lan ki nga xamante ni dafa bëgg nit ñu bañ ko koo may ñu dem ba ñoom ñaar ñëpp xam nañ fu mbëggeel toll tu peux tout contrôler sauf ñaari doomu aadama yoo xam ne dañu bëggante mu wan ci lor famille moom renier ko alors que xamal na leen bu yàgg ne man nit kii laa bëgg est-ce que kooku da nga koy ñëw classé ko ci ñi nga xamante ni dañoo banaliser certaines valeurs pourtant xam na ne lii nii baaxul mais tey dafa dem ba tollu foo xamante ni ak nit ki mu bëgg yaa ngi comprendre c'était la seule solution attention am na ñoo xamante ni doom jooju après moo tax ñu may leen ñu sëy et elles sont prêtes à recommencer c'est-à-dire dañ koy wax carrément su ma ne du ñu sëy du ma débat de religion du ma ko def waxuma waxu diine et même ñooñu sax dama leen a yërëm ndax c'est difficile nga bëgg nit mu am condition yi tax mënoo leen sëy te du ma ci mës a débat parce que je sais à quel point nga bëgg dara mënuloo am ni mu mettee tout à fait mais li am mooy tu vas voir des gens yu koy def exprès am doom mais après gars yi lâcher prise may leen ñu sëy nga gis doomu aadama boo xam ne day nekk ci kër di ëmb di teg jàppeewu ko dara. ay waajuram dañ naan su fekkee moom dafa dëgër bopp day def ñun tam nañ ko wan ne ñoo gën a. exactement kooku tamit di ëmb di teg nga gis koo xamante ni moom waxuma la sax ay dañ ko tere ki mu bëgg wala dara mais effectivement dafa banaliser li muy def de telle sorte que génn ci biti foye boppam ñëwaat ci kër gi. du dara ci moom mais circonstance de la vie dafa waral ne tey bu ñu waree dugg ci thème bi dugg ci ba wax anti valeur dafay metti su ma ne day metti mooy tey sàcc bi nga xamante ni sa doom mi ngi sàcc ñu koy wuub sàccee yow waroo bokk ci ñu koy wuub sàccee war ngaa bokk ci ñu koy indiwaat sinon yow yaay lor société yow déjà sàcc boobu ngay ne bëggatoo ko sa kër yaa ko jur donc tey boo demee ba muy lor société bi am na noo war a doxaleek moom tu n'as pas le droit ne parce que dafa am ay anti valeur que sàcc la nga sànni ko njaboot dañ koy indiwaat avant même ngay ut société bi di réinsérer famille mën na ko réinsérer waat expliquer ko ne lii muy def nii day lor ay doomu aadama et que baaxul ci moom man li ma gëm mooy ne amul dara lu doomu aadama di def loo xamante ni war a mën a tax ñu sànni ko war nañ ko war a mën a indiwaat anti valeur ou pas am na nag ñuy dund je m'en foutisme mais il faut noter que dans la vie su fekkee 90% 20 yi la parce que dafa am ñoo xam ne dañuy bëgg lu bon naturellement mais liñ fi lim yëpp di nga gis circonstance ñaata nit on est en Afrique Safia yaay sàcc benn yoon ñu def la loo xamante ni ba ngay sàngoo suuf da ngay jël pourtant on est en Afrique c'est une réalité loolu boo demul dimbali sa njaboot ba dindi ko ci moom mais après donc tu vas le traiter de voleur yàq àdduna donc liñ fi lim yëpp c'est des choses yoo xam ne yàq na ay àdduna doomu jàmbur te tamit du seen coobare c'est des circonstances de la vie moo leen ko indee te dinañ ci ñëwaat après Mohamed
waaw Sophie d'ailleurs merci ci kii bi parce que dama di commencer rek fi nga xam ni Sophia moom la daanale parce que dafa am loo xam ni du ay règles yi nga xam ni suñu borom daf ko teg parce que tey jii bu ñuy wax origine bi mooy suñu borom mooy yàlla suñu borom li nga xam ni moom la tënk ci alxuraan tënk ko ci yeneen téere yi mais dafa am des règles yi nga xam ni mën naa ko tuddee des règles de la société bi ci boppam moo ñëw créer ko boppam mais en réalité ça n'existe pas sans que Benoît mi ngi koy wax amul fenn fu yàlla bind yàlla suñu borom fu mu bind ni doomu aadama bi moo gën doomu aadama bi ça n'a jamais existé amul ci yàlla lu mu bind bay wax ni diw warta sëy ak doomu diw parce que doomu diw moo gën doomu diw loolu amul c'est-à-dire que am na affaire yoo xam ne dañu ko forcer tamit bu ñu ci waxtaanee rapport de cause à effet la tey jii boo jëlee adultère ñu xool maanaam nga am jëkkër ba pare dem di séq ak beneen góor tey jii jigéen bu ko defee lu ñu lay njëkk a def mooy dañ lay classer automatiquement kii baaxul wala tey jii nga jël benn affaire boo xam ne da nga toll ci situation boo xam ne da nga dem ëmb sa yow famille ñëw ñu ne man famille diw laa bokk famille laa diw bi laa bokk dama ñëw jël naa ci grossesse ci biti mais nañu ñëw poser le vrai débat lan mooy source yi xale bu jigéen bi nga xam ni sa doom la jëlee ëmb lan moo tax kooku ëmb on se pose la question tey jii bi nga xam ne dem na ba ëmb tey jii buñ ko xoolee tey ñu jël ci kaaw bi nga xam ne Benoît moom la wax mu am ku mu bëgg ñu ne ko carrément toog bañ ni ki nga bëgg duñ la ko may moom la seule solution bu mu kii c'est-à-dire bu mu xalaat mooy lan mooy carrément elle a décidé de foncer mooy lan mooy c'est-à-dire que li ma bëgg ala kulli xaal dama koy am. tous les moyens sont bons. Aujourd'hui kon mën naa wax ni tey jii communication bi affaire dañu war a xool source yi parent bu ñëw ni sama doom duma ko may diw lu ci mënti am tu dois engager tes responsabilités xam ni tu en es la cause principale beneen bi mooy suñ ñëwee ci li nga xam ne mooy prison ki nga xam ne dafa dugg prison génnaat am na ci moom dama yaakaar ni sax duma sax dugg ci cause li ko dugal prison parce que loolu ce n'est pas le débat mais nga ñëw xool kooku bu génnee prison nan la ko nit ñi di xoolee parce que Sénégal dafa am ay catégories waaw dafa am ay catégories soo ñëwee diw dem na kaso boo ne dugg naa bañ naan bu ñu lay jël ci société dañuy xool ba xam sa casier judiciaire c'est vierge tey jii mën naa ñëw nekk koo xam ne am naa xam-xam ma mën a apporter entreprise bi dara alors que ndogal dal na ma ba ma dugg prison am problème au casier judiciaire société boobu ni du ma jël il n'a même pas cherché à savoir le pourquoi kon tey daw maire ko ñi sax seen exactement tey jii foo taxaw ñun la bul fréquenter doomu diw parce que dugg na prison kon donc société bi instant boobu nee naa ne alors il y a des innocents yoo xam ne jaar nañ fa génn mais bët bi leen société bi di xoolee tax na ne mënuñu donc règle yi man pour man daal fi ñuy jógee mooy il faut que ñu distinguer li suñu borom wax soit ñu conformer wu ci ou pas wala tamit ñu distinguer règle yi nga xam ne société bi ñoo ko créer seen bopp formuler ko seen bopp bëgg ko doxalee noonu seen bopp donc je pense que ni tout le débat foofu la war a d'accord Papa Ben mi ngi duggoon ci point bu am solo tout à l'heure par rapport ak ñi nga xam ne dañuy dem ba ñu dépasser yenn âge yi balaa ñuy am borom kër te bëgg am ay bant parce que ménopause day ñëw jigéen boobu fu nga am koo xam ne su fa tolloo dootul mën a am doom léegi nee nañ nga dem ba toll foofu bëgg am doom am na ñoo xam ne seen life pour ñoom suñ ci amul doom seen àdduna du neex donc ñi nga xam dañoo décider bëgg am doom même suñu nekkul ci buum li benn wax dégg nga ko lan nga ci xalaat. benn su boobaa ñoo koy def volontairement ndax rek bëgg na noo am doom wala. non waxuma loolu de. non day laajte dama lay laajte waaw dama ne. point d'interrogation point d'interrogation. ma ne am na ñoo xam ne seen pap dañuy taxaw ne ko kii laa bëgg. waaw bu mu ay ñu ne ko mukk kii moom doo leen mën sa sëy si këru àdduna. waaw ñoom ñaar ñu nekk ñu dem ba si biir. xale bi xam ne mi ngi jël âge. waaw moo copain ñu nekk. waaw dara am fa des fois mun na jël responsable am na xale jigéen da ngay toog ñu ne la man damay jël sama responsabilité lu bon defar sama doom ma ne man mii. dama leen defar sama doom maanaam. ëmb. am doom damay jël responsabilité ëmb. dégg ngeen ko baax. maanaam ci coobare boppam ak teegu bakkanam. ñii lay waxal benn nee na am na ci ñoom dinañ dem ba si seen coobare bopp. ak seen teeyug bakkan ñoo ko def lucidement ne man kat fii ma toll forcément damay am doom dem wuti doom ndaxte kii nu ko nga xam ne moom la bëgg ay mbokkam bëgguñu ko te xamut lan moo tax ay mbokkam bëgguñu ko xamut démb ak bërki démb ak bërkaati démb lan moo xewoon dafa judd rek ñëw daal di màgg tase ak kii mais xamul lan la xamul lu xewoon xamul lu am ci diggante bi bari na de ci réew mi ñoo xam ne am na ñoom illa abida soo demee diggante Kajoor ak Bawol seenu fit ci boppam
mayu leen ñu am ay kër yooyu dinañ ca dëgg seenu tànk di ñaan jabar. ndax lan. waaw maa ngi ñëw. maa ngi ñëw. benn jikko dina tax ñu xool daal di xam ne ñii kat jikko woon nañu nangam joo xam ne ci xeet wii nu bokk walla askan wii nu bokk. sama doom ji su ma ko dee maye soo gisee ngi di toog ba càgg xool ab sëriñ walla xool diw walla xool nit walla xool aw askan daw dabu ci ko jël seen njaboot dugal ko ca aw jiwu ngay sàkku jiwu déggoo ma de loolu nag xajul sa background ndax Amérique da nga fa yàgg man kaw laa nit daan na toog ba càgg ne coppet doomam yéen daal ne dama koy dugal ci néeg bi wala mu jël doomam ne ko xaw ma day ëllëg luy xew waaye fii ngay aawaloo ñu xool fekk day topp jikko ñu xool daal ne kii ndeyam de musta yenu ndabul pay ndeyam musta taxaw ci diggu pénc saaga baayam kii ndeyam mook baayam ba néeg yi senn ba ñuy taaj ay bool muy yurururi ba ñuy dëkk ci sëngal ba tey ñu dëkk taaxum kaw ndaw si mi ngi ànd ak moom fii aw jiwu laa fi bëgg jikkoo tax waaw li ma bëgg xam mooy ndaxam kon doomu aadama même bu dee ci wàllu jikko parce que tey bu fekkee yaa ngi war a tànn ne da yaa ngi dem ci benn kër di fa tànn waaw tànneef nga ni yaa ngi xool ci jikko yi ba tey nga ne sa doom kër googu boo ko fa doon yebal doo ko fa dugal maanaam du fa dem tànn ji soxna wala dara waa léegi ana doomu aadama juum ci jikko yi nit wala parfois di nga gis damay joxe exemple nga xool famille rek neexuñu la wala koñ mbaa dëkk mënuñu mànkoo bañ benn kër rek mbaa déggal leen lu bon rek yàq diggante ñaari xale ak it ndaxam yaakaaru ne lëndëm sax dañuy xuloo ñu bëgg koo calqué waaw parce que xuloowu maam di nga gis xuloowu maam wala jotewu maam ak njaboot di ci fay beneen bi mooy ndax gëmoo ni lëndëm dana judd ci leer wante leer yi dana judd ci lëndëm mooy ne jigéen lu la ay jikkoom doy bu yàlla ne bu doom ji juddoo nii ma neex nii lay mel ndax yaakaaroon ne mën na ci mel mooy ne yow tey jigéen ba nga tànn ne yeeyaay yooyu wala xool ko jikkoom bon yaakaaroo ne war nga koo war a mën a sax takk boo ko bëggee soppi ko la ciy juddu nag suñu borom mën na ko baax borom moo xam yaakaaroo loolu kay li nga wax lu am la léeg-léeg mu juddu foo xam ne mel noo xam ne day yëm àdduna te fooguñu ko foo woon waaw loolu waaye tamit léeg-léeg mais tamit defe naa ne mais du ma takk kii ndax fameem seen jikko doyu na te leer dana judd ci lëndam mooy famille yëpp mën nañu dëgg la Sophie kenn judd ci baax loolu Sophie lan moo tax nuy aji Màkka dafa bokk ci les 5 piliers de l'islam waaw mais ak yaakaar dafa bokk ci les 5 piliers de l'islam ak yaakaaru la njëgal daal non da ngay wax xajul sa bopp ak yaakaaru la yaakaaru la yaakaar ndimbalu sunu borom ak mbaaw sunu borom ak njëggalu sunu borom donc ku aji màkk rek yow sa àjjana leer na non yaakaar kii mënu ma daaneel non dama lay laaj daaneelu ma dama lay je te demande da nga ne ak yaakaar waaw léegi moo tax ma laaj loolu yaakaar mooy tax nuy wutub sëriñ yaakaar moom moo tax nuy xool ab néeg daal ne néeg bii de su ma sañoon sama doom ji dina fi aawal lan mooy yaakaar moo tax ñu wut sëriñ waaw sëriñ mën na la dugal àjjana sëriñ su dee bu jubba te nga topp ci ndigalam mën na laa dugal àjjana ndax soo jaaree fa mu lay jaarale di nga fa dugg ndax ñun doon roy rasulullah alayhi salaatu wa salaam mënunoo àgg ca moom waaye sëriñ si nga xam ne ñoom la fi sunu borom bàyyi ñu jaar fi nga xam ne fa la ñuy jaar sëriñ sos ku jaar fa nu jaar daf lay won yoon bi quoi waaw ñu dellu ci mariage non désiré bi fi nga nekkoon na ni nan fa def waaw yow da nga ne ndax famille yi ñuy doxalee ak xale xalaatuñu ne mooy conséquence lii nii yëpp maanaam du noonu de non bëri na fi ngay paye pour kase wu sa famille mooy ne ba ngay judd ba coow di am juddoo fekkee woo kër googu ñu naan kërub sàcc yaa ngee nga judd fa sa loxo set wecc wante munoo sëy ak nit ndax yow dañu ne sa waa kër nangam la ñu mel ñu jël suñu lépp wékk ko ci ñooñ ci askan ci xeet
ba tax ñu yàq àdduna yenn nit yi. lan nga ci xalaat yow en tant que nitu démb moom li muy wax nii mais moom la ñu daan def bu yàgg ba. muy loo xam ne c'est archi dangereux même ma wax lu tax. mais nanguwul man dama bëgg benn xale bu dëkk dama bëgg ku loolu dama koy après mu yegg dama bëgg ku dëkk Sicap Liberté 2. waaw ma jël sama nijaay ne ko dama bëgg nga dem sa koñ ba sa seq ga xaw ma bu ñu koy waxee noonu. nga laajteel ma defal ma. renseignement enquête ndax xale boobu baax la. mais kooku bu yeggee si penc boobu. ak ci ban famille la bokk. bu yeggee si penc boobu. c'est la question que sénégalais bu nekk. voilà léegi kooku bu yeggee moom laa koy ma toll léegi Safia. kooku loolu mooy antivaleur loolu mooy ñàkk gëm yàlla loolu mooy antivaleur parce que kooku bu yeggee foofu. ne leen gàtt la question la boo xam ne. après mu tontu ko nit da ngeen booy bëgganteeg nit damay dégg père di ko développer tout le temps. enquête de moralité ban askan. ginaar bala muy dugg ci ngunu. bàyyi yow ginaar waay pour. non loolu sécurité am la ak xool la fa ne. mais nag wuloo déglu. ma déglu. ginaar gi di yër ngunu li. pour sécurité am ndax muus nekku fa. waaw. du leneen xam nga lu ma jaaxal ndax yow da nga concevoir. ginaar gi day yëndu ndax muus toogul ci biir ak ay cuuja mu lekk. xam nga d'accord naa ci wàllu tànneef. waaw d'accord naa ci wàllu tànneef. ndax ku ne ci àdduna. ñaan nga yàlla koy sëyal. mu nekk nit ku baax. waaw d'accord mais dama ne bu loolu weesoo fa. ndax d'accord ne maam question bu ma leen bëgg a posé yéen ñett par rapport ak père li mu wax. nee na ginaar balaa muy dugg ci ngunu day yër. da koy yër léegi par rapport ak tout ce qui se passe en ce moment c'est-à-dire ñun suñuy bëgg-bëgg la ñuy jiital ce qui est normal. soo jàngee ba benn instant yaay choisir li nga bëgg a topp nga dem toppi ko. yaay choisir góor yi bëri nañ fi yaay xool kala neex nga tànn ko ne kii laa bëgg a sëyal moom laa bëgg. ñu koy def nag parce que ñu ci bëri qu'on le dise si 100% de filles sont amoureuses 50 yi maye nañ leen ku ñu bëgg. Sénégal jaay mais tas yi bëri na xuloo yi bëri na. xëppante acide bi bëri na problème yi nga xam ne dafay ñëw tout le temps ci foyer yi bëri na est-ce qu'il n'est pas temps que ñun ñu toogaat xool suñu ay choix ou comment faire nos choix comment les faire. wéy ci ndigal comment les faire les choix. wéy ci ndigal wéy ci ndigal comment faire les choix. wéy ci ndigal là on parle de en fait on parle de sentiment. c'est-à-dire. mais quelle sorte de sentiment. on parle de sentiment on parle d'amour. mais papa day wax chaque jour suñu papa mu bëgg est-ce que mooy bëgg. waaw attention est-ce que tamit. amul quelle sorte ay jamono ba ñu daan jël di boole ñaari doomu aadama. yu xamantewul yu bëggantewul. waaw yan conséquences la amoon. benn conséquence amul fa yàq bëri da nga bëgg ne foofu tas de femme. benn conséquence bu ma lukki nag. parce que borom Touba Mbacké benn conséquence. dégg naa la de xam nga lan Ismaïla Sarr waaw déglu Safi mu kon jàpp ñu ñëw ci papa xam nga lan moo grave. am na nu ñuy discuter am na nu ñu discuter nuance day am ba ñu yaakaar ne ñun dañoo ngañ démb. j'ai dit ay jamono. nit a ngi sëy ak doomu aadama. bu ko bëggul sax moom. waaw bu ko bëggul. te amul fenn papa amul fenn. fu yàlla ne mën nga boole ñaari nit à contre-cœur. maanaam dañuy wax bu ñu bëggantee mu dem ba ni la labat bu mu yàgg. ak yooyu noonu yëpp suñu borom teg na condition yi. mais je veux dire que am na ay conséquences parce que après da nga koy déggaat. di nga toog kilifa yi wax ne kii ndeyam ba ma koy takk bëgguma ko woon. nga toog kilifa yuy dégg c'est doom muy toog ci noppi doom. muy dem di détruire vie wu nit wala nga dem ba ci biir nga gis conséquence xoolal du kase. du ci jikko bi kase de du ci jikko bi kase la parfois doom di bonee de sëy yu ñaari nit yu bëggantewul day indi yu bëri yii nii yëpp ñu gis papa. te du parce que ne démb avant sax même bu ñu newaan indi la ci kër waa ji parfois day nekk sa mbokk. mais sa mbokk di nga ko miin avant. am na nag ñoo xamante ni tey jamono jii ñu toll comme tu viens de dire. tey on parle de relation. tey la wax mooy ne da nga bëgg nit. waaw non pour revenir à sa question. pour revenir à sa question bëgg doomu aadama tu ne contrôles pas tes sentiments. te dama ne fii àdduna boo ci nekkee on a toujours le choix de changer et de changer suñuy conjoint. d'accord lu tëbuñu lépp rose. te et puis nit bu la bëggee nga bëgg ko la nga ko mënal waa jëkkër la mu mënal jabaram parfois ndey ak baay sax mënaluñ ko. parce que tu passes ton temps avec ta femme wala sa jëkkër lan moo tax temps bi ngay investir ci leneen doo ko investir ci sa couple ba li nga bëgg nga am ko. tu n'es pas obligé de xool nit ki Sophie la perfection n'existe pas bu ñu demee bay sëy yaakaar naa ne complémentarité la. est-ce que c'est pas ça le problème des couples jeunes instant bi c'est-à-dire de vouloir la perfection c'est-à-dire nga gis jigéen bëgg jigéen bu parfaite
góor nga bëgg góor bu parfait góor bu fidèle góor bu lii góor bu lii sax nga développé mais on reproche tout le temps les couples jeunes aujourd'hui di leen wax xamatoo leen noo leen di sëy léegi seen sëy ñi ngi tas muñatoo leen et cetera et pourtant de ci boole amul leen kilifa et pourtant de ci boole amul leen kilifa Ismaïla dafa naan de ci boole loolu nag bu Safia bul ne nii rek digu de benn xamu leen nu ngeen ni bëggee ñaar amul leen kilifa ñett wéyetu leen ci ndigal bëggee mënoo xam ne ñuy bëggee